alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin defe naa mën nañu commencer tàmbali liggéey bi parce que xat-xat yi bari na nit ñi am na délégation yoo xam ne fi ñu jógee dafa sori te fa tabarakallah alhamdulillah rabbil alamin defe naa bu fekkee ne assistance bi d'accord nañ ci maanaam ndax si biñ ci àndee du ma sori ci waxtaan bi dama ko bëgg a jël tuuti français tënk ko tuuti ci olof wàcce ko ci soose mais du nekk lu gudd parce que lii tàmm nañ ko alhamdulilah rabbil alamin fekke nañ ko yoon yu bari surtout le représentant de son excellence Macky Sall qui se trouve être notre préfet c'est-à-dire le préfet Cheikh Anta Diagne ñu ngi koy gërëm di ko sant moom daal mention spéciale la te dinaa ñaan incha allahu rabbi au khalife général mu nekk citoyen d'honneur de Boraya ku baax ku tabe ku tey lañ commencé ñoom alhamdulilah rabbil alamin yàlla yokk ay nombre tànkam ak tous ses collaborateurs yi nga xam ni ñoom moom la ñu àndal ñu ngi nuyu chef serre bi aussi monsieur Camara du nuyu suñu maire bu baax xale bu tabe xale bu am pas-pas muy le maire Soumboulou Sama te mu ngi ni toog sama rakk sama xarit bu baax un travailleur tey gis nañ ci loo xam ni nuyoo bi ñu jéggal ñu ngi koy commencé ci kaw ci kan ministre de la santé ki nga xam ne moo sës rekk ci présidence boppam mooy Marie Eva Coll Seck sargal nañu dimbali nañu ñu ngi koy ñaanal bu baax a baax dana koo xam ni mooy ñi koy jàppale mooy le directeur de l'hôpital monsieur Doudou Diop ñu ngi koy sant di ko gërëm parce que fi taxul tey dis consultation da loo xam ne mosuñu ko def bu ñu ko doon def mais demewul ni demee nii parce que bis dafa professionnel ñëpp a kontaan ñëpp bëgg yal na kontaan yal na bëgg moom ministre am lépp ci bopp mooy Marie Eva Coll Seck ñu ngi koy gërëm di ko sant du Diop moom di sant suñu rakk koo xam ni boraam la mooy monsieur Lamine Sadio sama rakk la sama xarit la sama lépp la mooy directeur enfance et paix di sant sama frère bu baax ci kër gi la bokk muy Moustapha Tambédou taxaw na taxawaay bu rafet def na ci xelam def na ci pastasam def na alalam ci gàmmu bi 2017e édition yàlla na ko yàlla fay di sant le président Ousmane Tanor Dieng parce que ku def foog ñu wax bu defaloo daal nañ ko boole ci autorité de mais dafa def ñu gis am na lu dul loo xam ne indi na ko jox ko xaritam jox ko rakkam jox ko koo xam ne moom da ko sës rek mooy suñu frère Kadiali Gassama pour mu indi ko fi ñu ñaanal ko bu baax a baax ñaanal en même temps réew bi yëpp ñu ngi koy sant di ko gërëm muy Ousmane Tanor Dieng et
yàlla na mooy dogal xale bi war na ànd ak l'ambassadeur d'Indonésie mais malheureusement il a été empêché parce qu'en fait pont bi ñu defar fii dañ ko waroon inauguré ak moom mais yàlla dogal ko mais ba léegi bu ñu fi jógee incha allah mën nañ fa doxantu am na un comité d'organisation qui s'occupe de cela ñu jéem a régler loolu il est empêché mais mus na fi ñëw waaw di ko ñaanal bu baax a baax a baax a baax. di gërëm la délégation de Rufisque conduite toujours par monsieur Kadiali Gassama ak bu ne ngeen gis ko du tay du sonn du ko gërëm di ko sant bu baax et ñi jox mention spéciale à notre grand frère à notre papa à notre sëriñ à savoir El Hadji Kadiali Gassama de Taslima parce que umpule ne ak bu ne une forte délégation ci doomam yi ba sëtam taalibe yépp ñu ngi ciy représenté ko fi yal na yàlla guddal fanam yal na fi yàgg lool 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 lool. Pour terminer, nous saluons la presse par le biais de son excellent directeur général Amadou Talla Racine Talla bu baax chaque année dina dox instruction suñu xarit suñu dëkkandoo suñu doom ndey kooku mooy ñun ñooy moom mu nekk jogal xam naa sax di nga bëggee Bora man tam noonu laa ko bëggee muy Mamadou Kanté ñi doon filmé moom muy film ñu ngi nii di leen gërëm di leen sant bu baax Racine Talla ak Mamadou Kanté mënuñu leen fay. donc d'abord comme ni ma ko waxee damay gàttal wax ji bu ma ci jógee dans le cadre du protocole wax ñu ne tout est beau tout est rose heureusement parce qu'on a l'habitude d'avoir un excellent préfet quelqu'un qui nous aime très bien koo xam ni il connaît les réalités de Boréa c'est toujours les mêmes problèmes qui reviennent. Le problème de l'électricité là, monsieur le préfet, c'est pas réglé, rien n'est réglé dans ce cadre-là. Le bitumage de la route, comment dirais-je là, de la piste là de production, Boraya, Sandinieri, vers Djoudou, là, c'est pas encore réglé. Donc, nous insistons sur cela pour nous désenclaver. Oui. Donc, c'est ça. Nous saluons tout le monde. Doléances peut-être que le calife général, dans sa lancée, il y a une doléance, il y a un besoin, il y a un mais dañ leen bëgg a wax ne suñu édition 2017 ñu ngi koy placer comme d'habitude sous le signe de la paix. Parce que sans la paix, on ne peut rien faire, on ne peut rien construire. Parce qu'aujourd'hui, le circuit de la paix est internationalisé, comme on l'avait toujours dit. Mais mieux, de manière spécifique, nous avons placé ça sous le signe de l'évolution de l'emploi des jeunes. Cela veut dire quoi? On veut dire quoi là-bas? On veut dire que la jeunesse constitue 60-75% de la population sénégalaise. Aujourd'hui, ce qu'on constate, que notre jeunesse s'évade pour aller à l'extérieur. C'est un peu compliqué. Or, au niveau étatique, au niveau gouvernemental, même au niveau local, nous avons des structures. Nous avons des espaces tels que, des décisions telles que ces jeunes peuvent rester ici, on crée l'auto-emploi, etc., au lieu qu'ils s'en aillent mourir avec ce qu'on appelle les lotos. Dans ce sens, nous saluons les initiatives de notre frère Sankou Gassama, qui a à peu près une centaine d'hectares pour que les gens soient fixés au niveau de leur village. C'est la raison pour laquelle, au niveau de Bora,
Il y a presque le niveau d'évasion par rapport aux lésions en mer ne fait même pas 2, 3 5%. Il n'y en a même pas, presque pas. Donc nous le saluons dans ces initiatives et nous demandons courage pour que les jeunes puissent se fixer, qu'on crée l'auto-emploi et que ça marche. Donc globalement, c'est ce que j'avais à dire par rapport à cette rencontre. C'est comme ça, donc je ne sais pas si le temps nous le permet. Je dis ça un peu en olof. di gërëm ñëpp sant ñëpp préfet surtout yoo xam nga bu baax Boraya di la gërëm di la sant la ñaan gudd fan ak sa collaborateur yi ñu àndal gudd fan wér gu yaram yàlla may la ndombul tànk dem ci kanam. docteur bi félicité nañ ko à partir de nous Awa Madikol Seck lu ñu fi def ñëpp teg nañ ci seen bët Tambédou ñu ngi nii suñu doom bàyyi la suñu lépp la alhamdulilah rabbil alamin gouverneur nous ambassadeur de l'Indonésie war na ñëw mais malheureusement l'homme propose Dieu dispose il est empêché même le calife dafa bëgg pour mu inaugurer notre pont là au niveau du fleuve mais malheureusement la presse surtout Racine Talla nous le remercions Mamadou Kanté qui a sévi il est toujours là Boraya mu ngi fii mu neex Mamadou Kanté mu ngi fii mu naqari Mamadou Kanté di gërëm di ko sant. La délégation de Rufisque nous donne une mention spéciale à notre grand frère, à notre papa, la Sidya Diaby Gassama. Chaque année, il envoie toute une délégation. Talibé, Piste, tout, ils sont tous là. Les Kabidou est là. L'autre, ils sont tous là. Tu ne peux pas les citer. Ils sont pleins ici, donc je ne peux pas. Pour les vidéos, le micro dit là, il y a une image parce que kiliro man ko la futan kundiro ni man saye dank moto kube bulle man ta tulun kura da woto man s'appelle bi ni peut faire ni Diagne atele Macky Sall la place auto bi wala be ken nana tay dank ko kubi je woto sir fo be dank ko ma da sir fa ba fa fa sir ya ja do dama alhamdulillah woto na dia tale do da ko be jaati la wala bité ka mol konton ke jay pentu docteur o naata bi ay jaatano pija alhamdulillah rabbil noɓe kala ko continuer rinnati ngo fonninkel katañin kulun la bakon aman koy ike mutawol to fan ka kul dundi itulol kono koy kanake ñin terroriste to man beta ka sanko tay ka tentu ala initiative ko tol parle babulu jamul yalla go dinno hali ci dogu su tatili toute saison ci do ko kenoje waaw ala ma solo jati ke ndal sima la pro ko se konte nyami ndiwul karata nyim batol kono kata nyi libi ba fa kate tan kala tibi parce que doa ko fanan tanor dien ay ku kale ne ku te mo le ku ba fa le ka doa yi net be doa ka ay ku bal ki bi donc wala bidé pour que di amo kada alhamdulillah rabbil alamin ka jey ka pentu wala bidé donc nous donnons la parole très rapidement au préfet no bataje ngana di kali général la dom nimfo nga mburundi ba ko te ay doa. Donc, nous donnons la parole au calife général. Préfet, tu nous d'accord sur le protocole là? Hein? Calife général famille Boraya Diaby Gassama yow ak sa gan yu tedd yi nga àndal ak famille Boraya ak seeni am di jàmm ak seeni mbokk ñu nekk ci biir réew mi ñu nekk bitim réew yépp ñi ngi am mbégte teew fi tey gannaaw bañ fi gëjee am na léegi ñaari at parce que daaw ñëw ñu fi dañu xawoon tawat gannaaw ba ñu gëjee gis sama xarit bi ci xarit bi am na léegi ñetti at parce que moom aussi ba mu fi gëjee ñëwul woon parce que dama xawoon tawat di ñaan yàlla may ko wér yokk kàttanam bàyyi ko fi lu yàgg mu woy mook jabar gi ñu ñaanal ci barke Mohamed sallallahu alayhi wa sallam ci barke maamam ak ci barke kilifa diine yi yaakaar yépp bu loolu wéyee ñi ngi feddali suñu mbégte
ak suñu yaakaar ci jataay bii di am ci ëtt bu mag ci ëtt cosaan ëttu diine lislaam li ko wane mooy sànq bu ñu ñëwee wàccee kaamil moo ñu teew loolu jafe na lool du ci gàmmu yi le plus souvent boo demee ci gàmmu yi di fa représenter président de la République boo ñëwee coow li mbumbaay bi moo lay gàttan mais nga ñëw ci ëtt bu ñu la teeroo alxuraanul karim loolu sant yàlla bu mag a mag te loolu jikko waa famille bi la jikko ëtt bi loolu la jikkoo loolu mooy teraangam ñi ngi koy rafetlu di ci kontaan lool di ñaan yàlla loolu sax fi parce que njëriñ kese moo ci donc monsieur le khalife général ñu ngi lay ziar di la sant di la ñaanal ci bés bu màgg bi nga xam ni doo tay di ko jëmal ngir fàttaliku say maam fàttaliku sa njaboot ngir ñaanal réew mi jàmm sax fi koom sax fi déggoo sax fi réew mi ak réew yu ko wër parce que xam naa ni famille Boroya rayonnement weesu na Sénégal dem na ba Indonésie loolu mbir suñ borom la nañ leen ko nangul te ñaan yàlla mu sax indil réew mi koom ak jàmm donc bi ma la waxee loolu ci sama tur bopp maa ngi lay indil nuyoo kilifa yi ma fi yabal dooree ko ci jiitu réew mi président de la République son excellence Macky Sall premier ministre am Mohamed Boun Abdallah Dionne ministre de l'intérieur gouverneur de la région de Sédhiou ak préfet du département de Goudomp président nee na bu ñu ñëwee nañ la sant ziar la ci turam te xamal la ni que say ñaan ak sa ñaanu famille gëm na ni sant na ni du jóg mukk ci moom ci gouvernement ak ci Sénégal bi ñu bokk ngir yàlla def fi jàmm ak xéwal mi ngi lay ñaanal yàlla yàggal la fi may la wér ndax ñaan yooyu nga xam ni réew mi moom la am mooy urusam mooy pétrole am ñaan yooyu gën a yokk ngir réew mi taxawaayam gën a yokk te kenn réewu ko mbir parce que wax nañ ko sànq ne gàmmu bi édition bi dañ ko def sous le signe de la paix loolu signe bu fort la signal bu fort la parce que weer yële passé xel yi amoon na jàqare lool mais ñi xam ak ñi xàmmee ñoom seen xel daloon na parce que xam na ni Sénégal ni yàlla rus ñi mu fi wàccee kilifa dinañ fi wàccee seen ñaan xajul kenn mënul perturber réew mi nga xam ni ñooñu dañu fay ñaan ba pare ñaan yàlla aar réew moo tax xel yi xawoon na jaxasoo lool mais ñun dañ jàpp rek ni que dafa mel ni yàlla buy defar day yàq day mel ni lu yàq gis nga ba ñu génnee ci xel yu jàqare yooyu yàlla suñ borom dafa teg Gambie benn président boo xam ni nee na moom dafa bëgg Sénégal ak Gambie mel ni cere ak soow ak benn donc loolu mooy wane ni que yàlla suñ borom xool il fallait que mu jaarale foofu ñun ñii ay jaamam tiit ba pare mu wan ñu lim ñu yéene parce que yàlla suñ borom bëgg Sénégal la ñu bëgg la nañ ko nañ gëm loolu te gën a góorgóorlu ci jaamu yàlla liggéey bëggante ñàkk jëriñ ak yeneen lu rafet bu loolu wéyee ñu ngi am mbégte di fàttali yaakaar président ci Casamance président ku yaakaar Casamance
loolu ñi mën a seetlu war ñu ko natable parce que ba mu faloo ci vision politique am de l'émergence du Sénégal Casamance la tànn ne mooy pôle de développement économique test pôle territoire test xaw ma lan moo ko def loolu mais dafa xëy rek ne Casamance bañ na ko ba PPDC pôle de développement de la Casamance région amuñu ko Casamance moo ko njëkk am mu jël 23 milliards teg ci taabal bi jox ko Casamance ne nañu lijjanti les projets structurants pour Casamance nit ñi am gis-gis am ay projet mën a fësal seen projet pour Casamance soxali pour Sénégal soxali loolu du jóg di teg yaakaaram ci Casamance moo tax ñun ñu gëm ni que waa Casamance ak li Casamance am yëpp ci borom xam-xam ci intellectuel ci cadre ci jeunesse war nañu quand même défi boobu ñu xool nuñ koy relever parce que président défi la leen lancé ne man yaakaar naa ni Casamance mooy wane yoon wi président nag bu nekkee je peux le dire ndaw maanaam ku judd après les indépendances Sénégal moo ko mag ñu fal ko mu ne moom day béy waaram ci réew mi te jàpp na ni Casamance moo war a yoon ba pare am lu mu indi waa Casamance war nañ ko tontu bu weesuwul wan ko ni ñun Casamance bi nga yaakaar ñoo la gën a yaakaar lii la ñu indi ànd ak yow pour Casamance suqali ko dégg naa dama koy faral di waxtaani bu ci mujj mooy 4 avril bi passé président dafa jël thème bi mu ne force de défense protection de notre environnement ba may def suma discours ci 4 avril bi dama leen ne man de thème boobu dama koy sopp parce que gëm naa ni que Casamance moo inspiré thème bi parce que président buy wax force de défense ak protection de l'environnement maanaam suñu takk der yi suñu armée bi ni ñu xeexee ba suñu gàncax gi doon jël Gambie boo frontière Gambie di ko yóbbu ñu takkal ko Casamance moo waral bi ñooñu paree ba mu am résultat mu jël thème bu mel noonu jagleel ko force de défense et de sécurité pour sargal leen man leen nag force de défense def na liggéeyam mooy maanaam action de police forestière mais xam nañ ni que environnement ñi ko war a protéger surtout environnement Casamance mooy waa Casamance ñi ko doon ñi ko yàlla cërale jaarale ko seen maam depuis ay junni at ñoom ñoo ko war a protéger jëriñoo ko jëriñ ci réew mi dama daan amee bu njëkk moo tax man dama doon waxtaan ci 4 avril dama leen ne dañ ko war a fii décliner parce que président may na ko nee na moom cadre lay tracé vision léegi dafa bëgg territoire bu nekk ña fa ne seen xam-xam ak seen xarañ ak li ñu am ci koom ak leen wër yëpp ñu jël thème bi liggéey ci pour suqali seen gox bu gox yëpp suqali foofu Sénégal suqali ma leen man dama gëm ne ko dañ ko war a def jeunesse casamançaise protection et défense de l'environnement parce que jeunesse casamançaise ñoom moom environnement bi parce que ñoom seen donu la yàlla moo leen ko may jaarale ko seen maam ñoŋal ko ba mu agsi ci ñoom tolof bi amoon mooy am na ñu ñëw dégg bitim réew bëgg ko yàq at yëpp ñuy wax ay chinois yu nekk Gambie di jël suñu ay àll bi di ko yàq moom mu ñëw def ci liggéey bu mat sëkk ba ñooñu jóge fi ba far sax régime boobu da leen jàppale jóge fi léegi lan moo ci des mooy jeunes yi fii cadre Casamance yi waa Casamance jël seen environnement wane seen bopp parce que environnement bi mooy identité mooy ADN Casamance. Casamance ba ñuy wax Casamance bu njëkk ca maam yo nga xam ni mosuñoo jéggaan dara environnement bi moo taxoon mosuñu jéggaan dara bu ceeb bu diw bu dara lépp lañ amoon loolu moo war a dellu si wala ñu teg ay jéego pour jéem a dabi loolu donc
président ci loolu lay woo waa Casamance mooy défi bi may wax te Khalif défi boobu il faut que ñu relever ko défi boobu il faut que waa Casamance woon président ne ko nga yaakaar ci Casamance lool mais ñun ñi mu nekk suñu doom dana la wan ni que ñoo la gën a am yaakaar ci Casamance su ko defee yéen lépp li ngeen tëgg yaakaar ni moo leen di may ngeen suqali Casamance jaaree fa suqali Sénégal ngeen wane ko ne ko président ñun dañoo woo ci liggéey Casamance lii mooy suñu xalaat ni lañ gisee jumtuwaay yi lañ soxla mais loolu lañ déggagul fii gis nañ rek ay projets yu ñu teg fii projet yu ñuy gérer di tabax ay pont di defar ay baar ay kii ay digue ci vallée yi mais projet bu waa Casamance tëgg original boo xam ne Casamance moo ko defal boppam mais ñun nii lañ bëgg gisaguñ te man gëm naa ne président bés bu ñu ko tegee loolu ci taabal bi bu tontu leen parce que moom moo xëy kenn wax ko dara mu ne Casamance naa yaakaar mu wane yoon donc kooku am na défi bu mu lancé waa Casamance war ko relever fekk si ko loolu nag dama koy wax fi parce que dama ci am yaakaar ci ëtt bi parce que ñoom ñoo toog Sénégal yàlla may leen ñu am seen ay relation ouverture ba lëkkaloog waa Indonésie te Indonésie ñëpp xam nañ mooy exemple pays musulman développé mooy Indonésie pays musulman développé ci liggéey mooy Indonésie jeexital développement ci dëkk jullit foofu la yem donc soo leen amee yéen yàlla def ñooñu ngeen xaritoog ñoom yéen war ngeen mën indi fi dara fekk mu tombé ngeen am président boo xam ni dafa yaatal jëw ci wàllu développement ak émergence donc yéen seen gis-gis war naa jëriñ gox bi yëpp Casamance yëpp moo tax damay lancer benn appel Khalif bi ci benn projet boo xam ni benn doomu Bangeer ak benn xaritam italien ñoo ko xalaat ci defar benn barrage diggante Sanoufli ak Sambacounda barrage boo xam ni pont barrage boo xam dafa war a revitaliser 10 000 hectares lu ko dalee foofu jëm ba ay vallée bi Ballon Tanaf ba Nianga foofu yëpp ñu bëgg a def barrage te loolu gis naa ne jumtuwaay bu rëy la bu war a suqali gox boobu yëpp bu war a may nit ñi bay ceeb def ay plantation def lu bari maanaam lu bari ca la newoon ca maam yi dana dellu siwaat dama koy wax fi parce que gàmmu Bangeer bi passé xalif bi dafa wax ci nguur gi nañ leen dimbali ci xorom bi nangu suuf si te loolu solution la pour xorom si jóge fi ma yaakaar nag barrage boobu nga xam ni waa Casamance ñoo ko tëgg ci seen xarañ ba mu taxaw parce que italien bi ingénieur la dem na seen dëkk defar na étude yëpp ba pare moom sax mi ngi wut financement boobu léegi projet bi ki ko war a porter pour mu egg ci kilifa yu mag yi pour ñu financer moo ci te loolu ñëpp ci war a jàpp leader politique yi ñu ngi ci mais man am naa yaakaar ni leader religieux yi ñoo ci gën a efficace seen ñaan ak seen plaidoyer moo gën a efficace pour président jot ci loolu pour ñoom aussi ñu xamal président ne ko li nga woote ñi ngi ci kaw bëgg nañu kër diine yi rafet mais bëgg nañu aussi kër diine yi suuxat koom-koomu gox yi koom-koomu taalibe donc loolu xalif maa ngi la ci ñaan ndimbal di ñaan nga dox si lëkkaloog yeneen xalif yi nekk si xanaa boo leen boolee seen doole président war na leen déglu mais politique yi mënuñu projet mënuñu ko yëkkati pare na mais mënuñu ko yóbbu ba ci président te loolu yéen lañ ci yaakaar xam nañ seen mébét xam nañ fi ngeen bëgg a jëmee gox bi moo tax ñu bëgg ngeen lëkkaloog seen yeneen naataangoo kër diine yi pour yëkkati projet boobu njëriñ kese la loolu dama noon danaa ko lancé beneen bi mooy ñun
heure bi su bi may ñëw dëkk yëpp heure ñu ngi tabax te loolu dafa dem ba nekk exigence de vie sociale nekk générosité Casamance fii même boo amul kër communauté bi day jàpp nit bu kenn amulee kër rek dafa mel ni kenn ñëpp am kenn amul si moo tax ku ñàkk kër dañuy ñëw tabaxal la dëkk waaw nekk na nag askan moo xam ni loolu yomb na leen noonu yàlla ñi maye seen maam rek ak si ñoom ñu ne leen seen doom dafa war a jàng ñu gëm ni que xale dafa war a jàng mais gëm nañ xam nañ aussi ni que réew mu ñu dëkk état bi amul doole état mënul dëkk bu nekk mu taw fa école mënul fu ñu créé école rek mu taw amul doole boobu mais réew moo xam ni amul doole ñi am doole. Il a diagnostiqué sans complaisance les maux de ce terroir de manière endogène et il a dégagé des pistes de production de solutions théoriques. Voilà son problème. De le gërëm préfet de la santé bu baax. En ce qui concerne les abris provisoires ñun abris provisoires ñu ci jëndee maa ngi fi je m'assume c'est le maire là Soumboulou Samaté yàlla na ko yàlla na fi yàgg xale bu ndaw xale bu baax alama naa siima la alama naa solo jate ten ni abri pour atele ya yafa si ya bondi bora ko na tonya ko ni wala be keri préfet afu nyami mfana wala be keri ka kandi fo konton ana teri ma ba qui surtout Cheikh Omar Foutia Tall inlassable dans le travail avec les khalifs salué par ailleurs aussi son jeune frère M. Sankoun Gassama inlassable aussi dans le travail alors le circuit de Bora n'est pas un circuit local c'est un circuit international la preuve nous avons ici celui qui va derrière ici la sœur de même père même mère de Adama Barrow je m'assume elle est là encadrée par c'est vrai ce que je vous dis elle est là derrière encadrée par qui par son chargé de relations internationales qui se trouve Bakeba Djabi il est là loge là-bas chez moi c'est vrai dégueuleux ça c'est la Gambie la Guinée-Conakry nous avons là-bas Iboulo Sikandima Baseko appelé nous avons aussi sur la Tedon Sankumba Silaoula c'est la Guinée-Conakry nous avons deux camions qui sont venus de la Guinée-Bissau ils sont là Guinée-Bissau Kolé de Bidjane ils m'ont interrogé ils l'ont autorisé la Kobe une femme à la fin gâteau de Wolé Sambana Djamba donc voilà monsieur le préfet c'est comme ça vous avez bien perçu vous avez bien vu alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin di sant nu mu tuddati le calife général yàlla bay fii lool ci suñu kanam lool te ànd ak wér xaritam bi nga xam ne mooy sëtu El Hadj Cheikh na bismillahi rahmani rahim ako abi alaten la baake li ñuy wax ni akoye mum banque ten ko kamunta ko ko préfet mum fojang yëpp naye mum be ka fu ñama ka tandi mol la ako alma alaya be jaabi alma ala ndam ma koy fana ka kew ñama ko mun ya tinna ako ala aka ko tandi mol la le misalolu ako bimbe tambe tembo mun ako ay kiila sallallahu alayhi wa sallam mamari unje sirin kono jande ay tekmar fudi tal mamari unje sirin bala jande ako antel falamu me bemu mo kendol diwul lati ako préfet mum fo jang ako nimma bambando wondi ngani duwa kije ala ba kala nyawo nyamale ako wala mu kumote mo yak mo be bang aman nan naka muru kan ko teke ako barala be sambala ro kala momo yalon ko atele president abdul sirano to jang
ka faye ko natara ki président o ya asa faye ko ni aya tara e diwnu soto aya kata diw wodin ni aya tara del ko yo dum asin nyin dol fina si den ka ko yo dum aya soli a dum be kawna ne aya tara del ko yo san aya dum din dol kawna mutla je fana ase fera ka den ko yo san aya dum be kawna ako dorona se président sono Cairo la banko so Cairo la dunia kon ako be préfet Sambalala ako adon président do ko ci la belto ka suuti on e mori bunu makoy jama on ku jamato ako bata bale mo koti ako ay khalifa mara 403 khalifa lo ayol mara wala babu la président bulu ako kiwli o kirina dala ka fenke ako mo bitse ab dunia bitse fawna banna bari mbe duwa kala he ay mon ci kandi fasa no du no la lan no nyama fana so ta ka nyama fana ako asa fa ko akana nyina fana la afana do khalifol le kono ni ayatra di soto ake makoy ata asalo ake alon ka tabe kala no bare ne ko ke momoye ko khalifol kono ali dawi dimba yale be dole ako persona doa de abete khalifa be bulo kono le ako du ya jige to ben doa te ani bankoye ala be o kelale ako tanor de ay kila ki janne sambala rof ki janne ka fo be nyala tandila aka duwa ni bulu ako momo e duwa soto le na e hajo soto ase hajo ni duwa no dami asa aka duwa son ki wolto duwa kae wa hajo dum ningo ka munyo majang na bedwa ke nga lakila mamari umbulo kono sallallahu alaihi wasallam na umar fodi tal mamari ma fana je nga la bulo kono na kono fana karanya ka katmo kan ka sorona akota ya digre to fen duwa ta jang ala ba be jabila ako ka fo molu momo e haajo soto ako ila haajo sa dul ni ci dula to jang ala ba jarala momo ci ko soto di aw ni mbesi yum to jang isi la ci ko fana dul je nga ko fen nan ala ba kala inshallah akoɓe sambalaro dila mola mu yalon ko wolɓe sirin président o e jang ako ni a jaabe ñim be fala aya jele ko ɓa kedemol ɓeede aɗum bema diwnati ta e droit sotole a fana ke akata fa fana sotoroke wo sambalaro aya la préfet ɓuro kono pour sa sende président أقول اللهم صل على سيدنا محمد وسلم ننتظر لما يبقى أي نفاس الباقي بتوع كم فجأة ورث بانكو سامانو نادو ولا بانكو ديوني ويلي على يسمون بانكو كان يادو كوانا ni aya tarabi ni president bi asalon ko bin hajo jara kada hakilo mo tamani jawatan bar ko ma bani mo president onti a kada ay mum ko jang fara futama ko mo bol nyama allahumma salli ala sayyidina muhammad wa sallim e mum ma bes on na non duata adu tele be nomore ngal kila sallallahu alaihi wasallam ka ko amma wali mo telti adu apo man kadi jorola
bari na bondu jala semu ta ñew ko ni la kala ñaan wala na kali moy doa lay bu ko no ci doa ke préfet banque mo nge ci doa ke jama be waro de da bari la doa wala ko be soron na e khalifa re ko alman ba fana yewale ko pour ka doa de serbo ka be jama be ko do na serbo mo ne mo ngor yo mbolo bi yeb mo ne mo ñaanal mbolo bi ba doa jama be zahir ak batin moom mooy moo solo lu waay am ci sooram yàlla ko yàlla fajal alma ala jaara kii da sallallahu alaihi wasallam barakola ako bari ak kii da sallallahu alaihi wasallam ay am na li mu wax war na ko seet war na ko seetanal bu baax ako kooku ak léppam dafa am yoon boo xam ne moo lay yóbbu àjjana moo ko loolu mooy xam-xam lépp dafa am yoon àjjana mooy xam-xam ban àjjana la wax mu ne àjjana ñaar la dunya àjjana adduna ak àjjana alaxira mu ne ay jaam lu mënul am loolu ñaar yooyu il faut nga am xam-xam nga ute xam-xam sax xam-xam am xam-xam bi fan lañu ko mën a amee alquran ci alquran rek lañu ko mën a am xam-xam ban aya ci alquran ban saar ci alquran ban xaraf ci alquran benn xaraf rek la mu ne tubaab li muy liggéey yëpp di ñu yore micro yi téléphone yi lépp li muy yore benn xaraf boobu moo ko jur ñu ne ñun jullit yi mi jullit yi lu tax ñu delloo gannaaw faam alquran dañ koo dëkk rek nañ koo jàng waaye comprendre ñu ko dañ jógee Makka foofu fu ñu toog nii mu ne faamu alquran ñu alquran faam no bu ñu xamee alquran américain du ñu ëpp doole mu ne mënul nekk mais alquran moom la ñu xamul ñu ngi jàng ñoo bari ñu ko déggulu ak ñu ko dégg ñoo bari waaye ñu ko comprendre bariwuñ su fekkee ñu ngi fii di ñu nekk ci mbooloo mi ñu nëbb seen bopp ñu jox ko seen bopp rek mu ne bu ñu nekk mu jël seen bopp jël def ko jullit bu ñu dee safara nañ dem ndax keneen sallallahu alayhi wa sallam deful loolu de su fekkee alquran def ko nopp jot lu ko jaam yi kon àdduna duñ jot alquran kon àdduna bi dox àdduna alquran mooy doole juróom-ñaar asamaan mu ne doole juróom-ñaar suuf mu ne ku fekkee noonu la su fekkee ñun dañoo bëgg a génne ci ñàkk gis ko ñu jàng alquran ñu seetantal ko alquran ñu xam alquran mais bu ko xoolee bind bu ñu bind ci kaw alquran mu ne boobu sot waaqi ala jóge lan la wax innahu la qur'anun karimun fi kitabin maknunin wa maknunu ako ana mum bés bi ñu ngi jàng maknun boobu ana maknun su fekkee suñu ñàkk demul kanam du delloo gannaaw amaan du delloo gannaaw tam ndax maknun boobu moom la ñu xamul
te lépp luy yëngat كل متحركون يسوعهم يتحركون باسم المقنون يتحركون باسم المقنون إذن والمقنون وني سيربو كو ناندا وكيس كيس لا نالو من مقنون تباب نكون جينne de tubab nekkuñ malaika ba tubab doomu aadama la comme ñun lu tax ñoom ñuy avancé ñun ñu delloo gannaaw ndax ñoom maqnun boobu lañu xam ñun xamuñu ko dañu ko jàng rek ne xamuñu ko mu ne xoolal lamp bi fan la jóge ban saar la jóge sor noonu la jóge yàlla mu ne alba da ngeen gis weer yi takk mais est-ce que jullit yi ñoo jënd bi déedéet donc ñu xool avion nu mu naawee ñu dell ci sotu rahman ñu wax yàlla mu ne atal jinnoolu yéen jinne ak aadama ak doomu aadama yi mu ne waxuma da ngeen mën a dem ci kaw asamaan waaye lu xam-xam moo ne la mën a yóbbu ci kaw asamaan ana xam-xam boobu mu la jot kon su fekkee jullit yi ñoo delloo gannaaw kon yaa ndigal yéen sallallahu alayhi wa sallam moom la ñu comprendre bu baax moo tax yéen dafa wax ne sallallahu alayhi wa sallam bu ngeen toppee téere yàlla bi ñu toppee suñu sama jikko yéen sallallahu alayhi wa sallam kon jullit duñ delloo du ngeen delloo gannaaw moom lu tax ñu delloo gannaaw kon kan du moom wet nañu ko su fekkee ñu toppee téere topp nañ téere bi kon comprendre ñu ko xamuñu ko comme de ganaar bu sàppe kun koo xam ne texul ci nopp dana ko dégg waaye